ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen benn waxtu ci studio Eva Mbaye bismillah ci xibaar yi. contrat ndox mi ak séddale gi ñeel askanu Sénégal ginnaaw bi Suez fekk baax ca tugal gagné marché bi ba tey ci xibaar signéegul na contrat bi ci wàllu woowu jamono yu weer ak genn wàll des ci njeextalu contrat SDE doon tey ci xibaar it njiital Suez Sénégal mu ngi fi Ndakaaru ngir jublu ci lu ni mel. université privée yu Sénégal dàq gi nu fa dàqe woon étudiants ya fa état Sénégal yebaloon ndaxu bor jël nañu dogal yooyu université altine ji jëlaat yooyu étudiant ginnaaw bi état bi dugalee lenn ci bor bu wàllu xibaar bokk na ca dox bu ñu dëkkee Popenguine Ndayane xëye tey ji di ñaawlu rek lii di ak yaatal ñeel port bu Ndayane bu nu sañoon 600 hectares yenu njëkk a jàpp ñu yem ca bañ koo def junneeg ñaari téeméeri hectares ndax danoo njortu am ñu ca bëgg a laxasu saaxee seen suuf foofee ca Popenguine xalaatab docteur Cheikh Diallo jëm ci maire Ndakaaru décret président di ko fal ancien ministre Abdoulaye Mactar Diop nekkoon ni jamono adjoint maire Ndakaaru jàpp na ni boobu xalaat du lu may ak dellu ginnaaw ak lu xiwi ARTP jël na dogal sàkku ci kër téléphone gi di Free mu dakkal maye gi mu nas jëmee ci wàllu lii di WhatsApp gi ndax dafa jàpp ne bu ñuy demee dafay doon bu jéegul sell di diggam ak ay kër téléphone yeneen ci mel ni Orange ak ñii di Expresso bitim réew Georges ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Assane. lu ci gën a fës. daañu dem ba ca Paris foofee ñaareelu forum bi ñu jégleel jàmm démb la door réew yi nga xamante nag ñoo nekkee ci Sahel ñoom li ñu bëgg moo di ñu gën leen dooleel jàppale leen ci jumtukaay ak itam ci koppar ngir ñu mën xeex bu baax lii di terrorisme diggante Ouganda ak Rwanda dese na dox bu baax dafa sax ñagas jamono ji loolee li ko waral ñaari trafiquants yi nga xamante ne dañ leen faat ci wetu frontière ñaari réew ya ñu ne ay soldaaru Rwanda ñoo def lu ni mel. jërëjëf Georges ba ci kanam ngir yaatal gi sport beeg Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Assane kaddu gi benn lay doon di wàllu football éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 niki tey jii la ñuy daal di sóobu ci première journée gi Sénégal ci stade Lat Dior bu Thiès foofu la fas yéene dalal naataangoom bu Congo mu mel ni ki kon bokk ci xayma ci wàllum doole dafa mel ni ki Sénégal moo ko daal di ëpp doole ba tax na sax ñenn ñi gis nañu ni Sénégal war na cee mën a am ndam te du ci am benn jafe-jafe loolu yëpp incha allah fii ci kanam rek Alaaji Assane danañ ko daal di faram-fàccee. jërëjëf Cheikh Tidiane yéenekaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye la nu ci àndal waxtaan wi tey ak gis-gis ak RFM wàllu économie patriotique maanaam fexe ba wàllu koom gi njënd ak njaay mi dëppoo ko ci njëlbeen njariñal Sénégal ci njeextalu xibaar yi lay doon ci technique bi Aliou Ba. ndox meeg séddale gi Sénégal ak contrat bi daal di tàbbi ci yoxoy kër gi di Suez fekk baax ci France lu jëm ci contrat bi nag ci xibaar ñoom Suez ba tey ji signé gunu ko jamono yu weer ak genn wàll rek des ci njeextalu contrat SDE mi ko yoroon ba file donte ci xibaar njiital Suez Sénégal mu ngi Ndakaaru ngir kon jublu ci lu ni mel leerali Hadj Ndiogou Diène. soxna si di Jani Ahnal ñëw Sénégal ci xibaar ngir tàmbali liggéey bi waaye tamit fexe yeggali lu jëm ci signature contrat bu Suez di contrat boo xamante ne ñu ngi ko waroon signé weeru septembre ba la weesu waaye ba léegi jàppandeegul te fi mu toll nii nag weer ak genn wàll ak ñetti fan képp moo des ci contrat bi dox diggante nguurug Sénégal ak SDE mi nga xamante ne ci weeru juin bi weesu sax yokkalaat nañ ko fukkeelu avenant am war a jeex nag 31 décembre bu minuit jotee waaye te nag ci xibaar yu ñu jëlee ñu nekk ca ministère bi yor wàllum ndox mi amul dara lu jara tit donte sax app gi jege na ñoom ñooñu yokk ci ne lépp dina jaar yoon contrat bi daañu ko xaatim ci fan yi di ñëw donte sax waxuñu ci lu leer ban bés lay doon bu loolu amee nag société de droit sénégalais bi du Suez nar nag wutu SDE lu ko dalee benn fan ci weeru janvier atum 2020 joxem contrat bi jëm ci yoru ndox mi ci dëkku taax yi jot a jur nag coow lu rëy te sax ba fii pënd bi wureegul ci wàllum yoon ndaxte SDE dafa def rabat d'arrêt gannaaw bi Cour suprême gàntale sàkku teefam di ñu neenal contrat bu Suez waaye nag ñu leeral ne rabat d'arrêt du tax nag mbir yi taxaw lu weesu xeex bi ci wàllum yoon geneenuk xeex ci wàllum social bi daal di am ak ñi nga xam te ne ñooy liggéeykat yu SDE ñoom ñu wéy di laaj ñu jox leen 15% maanaam téeméeri action yooyu jël ñu jox leen fukk ak juróom yi ci société bi ndaxte ñoom bëgguñu 5% di téeméer boo jël juróom yi nga xam te ne moom la leen nguur gi wax kon mu mel ni xeex bi ci wàllum yore ndox mi jeexagul te nag dafa mel ni luy gën di tar lu ñu gën di jege app gii di 31 décembre bii di ñëw. Alaaji Ndiogou Diène ginnaaw li nga xamante mooy ndox mi téléphone bi ak dogal bu tukkee ci ARTP mi nu dénk lépp luy ak yoonal ak yamale jëm ci wàllu télécommunication poste ci Sénégal sàkku nanu jaare ci bataaxal ci kërug téléphone gi di Free ñu daal di ñot di waat lépp loo xamante ni moo nekkoon boobaak léegi bi nu yegg seeg léegi offre jëm ci seen i client ci maye ci wàllu WhatsApp gi ci lu ndul fay loole
loolee ñoom kër gi di ARTP jàpp ne ci wàllu cellal ak it kujjee dafay daal di dugal ak ñàkk a yamale seen digg ak wujj yeneen yi waral lii di càkkuteef gi tukkee ci ñoom ARTP sàkku ci kon xëy mu retiré offre bu ni mel RFM benn waxtu tegal juróomi minute. ak RFM kumpa jeex na. université privée yi Sénégal boobaak léegi ñu ngi jëloon dogal dàqee fa ñii di ay étudiants yu nguur gu Sénégal orienté fa ñoom fanweeri fan ak benn ci weeru sulet ak léegi yooyu université nag jël nañu dogal daal di altine ji dalalaat étudiants yooyee ginnaaw bi nguur gu Sénégal amee lu mu dugal ca bor ba ci seen kàddu di porte parole bi Daouda Diop la ñu ci àndal ak Amadou Sabax Ba. bi ñu waxtaanee décision bi ñu jël mooy donc mot d'ordre bi nga xam ne mooy arrêté woon cours yi donc suspendre nañ ko et que altine bi di ñëw fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre bi étudiants yëpp yi nga xam ne nguur gi orienté woon na leen yóbbu na leen woon ci école privée yi danañ dooraat jàng démb ci suba tase nañoo ak ministre enseignement supérieur maintenant ci biir waxtaan yi ñu amoon ak moom wax nañu ne bor bi nga xam ne amel nañu ko ci atum njàng 2017 2018 ñu xayma ko ci 2 milliards 900 millions xaalis bi disponible na et que fii ak fin de semaine bi wala début semaine prochaine donc dinañ commencer fay école yi mooy 25% yi desoon ci année 2017-2018 maintenant li ñu amel ci 2018-2019 nee nañu ci loi initiale des finances 2020 bi am na lu ñu prévoir bu ñu votee loi ba pare ci assemblée nationale donc dinañu wax ñaata lañ prévoir pour fay bor boobu léegi bu jotee nag danañ waxtaan xam exactement ñu déggoo ci nan la ñuy génnee xaalis boobu. waa Popenguine Ndayane xëye tey jii ak wàcce kamil waaye toftal ca doxam ñaxtu la ñu bëgg rek mooy yaatal gi ñu nas jëmee ci suuf sanu nattoon ba noppi ngir pooram Ndayane bi toll ci juróom-benn téeméeri hectare ñu yem ca bañ ko yaatal ba ci junneeg ñaari téeméeri hectare dañuy tiit ñu daal di saax-saaxe seen nag moomeel ci wàllu suuf leeral yi Abdourahmane Diallo. ñu dëkkee Popenguine Ndayane daal di wàcc ci tali bi laata li ni mel dañu wàccee alxuraan Alioune Ndoye kenn la ci comité d'initiative pour le développement bu Ndayane. suñu kaamil biñ koy jàng yéene nañ ci ne su fekkee ne suñu port bi jàmm ak teraanga la ñuy andil yàlla na fi port bi am yéene nañ ci ne bu fekkee ne ay nit ñoo ñëw nar a bootu si ginnaaw port bi sàcc suñu suuf def si leneen na leen loraa ngay topp. ñi dëkkee Ndayane di wéy di wax ni anduñu ci junneeg ñaari téeméeri hectares yi nga xam ne dañ ko fas yéene jébal Dubai Port World. depuis Dubai Port World ak gouvernement bi ñu fi yebaloon ñu wax si affaire port bi wax ñu ne port bi 600 hectares lay occupé ba tey jii loolu gisuñu dara lu ko dëggal bu yàggul rek la service impôt et domaine génn assiette foncière 1200 hectares port bi lañ ñu waxoon bu fekkee ne dafa changé dama yaakaar ne dañu war a ñëwaat ba si ñun nañ liñ leen waxoon changé na lii moo fi nekk léegi mais tant que loolu amul lañ ñu waxoon mètre carré du si yokk te waa Ndayane ñëpp dañ taxaw pour loolu. askanu Popenguine Ndayane di xamle ni kaddu ministre yi di Omar Gueye ak Omar Youm gëmatuñu ko ndax li ñu diggee ba léegi mu ngi tegee. ñooñu fi ñëwoon pour ñun crédible tuñu pour wax ak ñun mu ministre yi fi ñëwoon parce que lañ ñu waxoon ak engagement yi ñu joxoon yëpp taxu na fi mu nekk nii président de la république la ñuy interpeller directement d'ailleurs dugal nañ demande audience ak président de la république bëgg nañ si ni mu gën a gaawee président de la république mu recevoir ñu parce que moom kese moo ñu mën a wax lu dal suñu xel directeur port aussi dégg nañ ak waajtaayam pour ñëw fi ñu ngi koy xaar parce que am na ay bonne volonté yu siy dox pour mu ñëw ba léegi ñu ngi leen di xaar bu weesoo ñaar ñii gisuma keneen ku ñuy wax loo xamante ni mun nañ ko jàpp parce que lépp lu ñuy wax day taxu. doxum ñaxtu bi ak wàccee alxuraan bi bokk na ci ay xeex yi nga xam ne dafa jëm ci bañ ñu daal di jël seeni suuf si waa Ndayane di xamle ni bu mbir mi dàqul tëral nañu tamit yeneeni plan RFM Mbour Abdourahmane Diallo. jërëjëf Abdourahmane ñu del si Ndakaaru gan ak RFM matin tey jii Mamadou Ibra Kane mi jiite CDEPS kuréel ak éditeur de presse yu Sénégal lu jëm ci wàllug kuréel googu assemblée générale dinañ ko amal mu ne laata njeextalu at mile mars la ñu ko nasoon kon ba tey ñu nga ci waajal gi laata at mi jeex mu am jàppul ne lam fa nekkandi ba tey ci bopp ba du pexey ñot di li nga xamante ni mooy mandat ak yeneen Mamadou Ibra Kane ñu teewlu kook Babacar Fall ak Hadj Ndiogou Diène. ay jafe-jafe yu ndaw yu ñu am. boo tax ba léegi mënaguñu organiser assemblée générale lu CDEPS bu mooy waxee jafe-jafe nag ñu yaakaar ne lu nekk la déedéet quoi ay affaire xawma disponibilité des uns et des autres am yenn mesure d'organisation yi ñu war a jël loolu bu motee rek incha allah dinañ organiser assemblée générale élective yaakaar nañ ne dina nekk donc at bi di jeex. pour le moment man maa nekk ci boppu patronat de la presse ba élection yi di ñëw. assemblée générale bii di ñëw ndax da ngay nekk candidat pour yóotu ñaareelu mandat. non loolu mënuma ko wax il faut que ma référé wu d'abord suñu structure yi pour ñu mën a xam kan moo gën a méngoo ak intérêt wu CDEPS
intérêt patronat de la presse pour nekk président wala déet. loolu mënuma ci wax dara xam nga ñun suñu liggéey sas la coono moo ci ëpp que quelconque avantage. Ce sont des fonctions bénévoles du li nga xam ne dina indi nit dara organisation bi lay indi. ce qui fait que képp ku mun a nekk suñu bopp rek dañuy topp ci ginnaawam. keroog dimanche di nu génn seen émission grand jury gan ga woon di docteur Cheikh Diallo lu jëm ci boppu mairie Ndakaaru daf ne faf ñu daal di fal ki fay nekk jaare ci décret président ngir moytu li nga xamante ni mooy wujjee yu tar yi ci faral di am di tere liggéey mairie bi jëmee ci askanu capital bi loolee nepp xalaat nag ancien ministre Abdoulaye Mactar Diop àndu ci dafa jàpp ne deltu ginnaaw la ñu déglu ko moom monsieur le ministre Abdoulaye Mactar Diop ak Hadj Ndiogou Diène. Cheikh Diallo boobu na dem jàngi cosaanu mairie Ndakaaru. président Léopold Sédar Senghor masul gagné Dakar Lamine Gueye moo mas a gagné Dakar naka jekk bi nga xamee ne président Senghor toog na Samba Gueye jóge fi dañu créé statut spécial wax ne mairie Dakar politicien dootu ko yor président Senghor mooy nommé gouverneur Dakar Malick Ba nekk na gouverneur Dakar nekk administrateur de la commune Lamine Diack nekk président du conseil municipal kon Dakar yàgg na am statut bi mu wax du fi lu bees loolu nag pour mu denc fi politiciens yi nekkoon PS bokkoon na ci Lamine Diack Mbaye Jacques Diop Mamadou Diop Kora Fall mu ngi may dégg benn xale bu ñoo Ablaye Makhtar Diop ñoom Boubacar Seck Ahmed Diène ñoo taxaw fii sëpp Abdou Diouf ba ñu dindi ko bi fi Senghor jógee Mamadou Diop moo njëkk a nekk maire bu ñu fal fii au suffrage universel ma nekk ci lu mat 16 ans adjoint au maire de la ville de Dakar kon Cheikh Diallo boobu loolu muy proposé daan moo am Cameroun ak feneen du am warul am Sénégal parce que jël président de la République moo xam Macky Sall wala keneen mu tànn ko ne bu tànnee jabar loo ci mën bu tànnee ndox loo ci mën bu tànnee portugais bu fi dëkkul loo ci mën ma ne nañu bàyyi waxu caaxaan yooyu yéen xëy suba yeew dañu jàng ay yoo xam ne dëppoo defu Sénégal daf ñuy tànneel xale yooyu bari na loo xam ne mooy yàqu ci Ablaye Wade ci ñu ko yàqal parce que jànguñu xamuñu nekkuñu ak ay mag. Abdoulaye Mactar Diop bët gànnaaru Sénégal ak comité bu ñu taxawal ca mairie Ndar gis ne faw mu daal di nekk lu munta ñàkk la fexe ba tàggat ndaw ñi ci lépp loo xamante ni métier la bu wekku ci jëfandikoo gaz ak pétrole suñu bëggee mu doon njariñ ëllëg Mouhamed Nabi Sylla. jafe-jafe xëy bu aju ci gone yi tax commune bu Ndang gis ni war na leen gën a càmbar ci lépp lu aju ci wàllub formation mu bokk ci tey jii wàllub énergie renouvelable El Hadj Sidi Diop di inspecteur de la jeunesse nekk ci à la retraite mooy kiy gunge comité bi maire bi tëral lu aju ci wàllub formation ak insertion ci wàllub ndaw yi lee ndax électricité BTS électricité daanaka doo taxawaalul danañ fa jër fanweeri gone xam ngeen ni temps yi maire indi na fi ñetti junni lamp jagleel ko Ndar lamp yooyu naaj wi moo leen di doxal et danañu former tamit juróom fukki gone ci métier bi nga xam ne moom leen di wax métier maintenance entretien ak installation énergie solaire. wàllu gaz ak pétrole doon lu ñuy ràññee ci wàllu dëkk bi ci at yu ñu jëm tax ñoom ñu gën a jàppale ndaw yi ànd ci ak lycée technique ngir lépp lu aju ci wàllu xëy doon lu leen mën a yomb ci at yi ñu jëm. soo seetloo fii dafay doon réceptacle ci mbiru pétrole ak gaz métier yi ni wala former xale yi ci yooyu la wala gën a am solo pour que bu ñuy laaj main d'œuvre duñ ko jéggaani fii ci Ndar lépp nekk fi xale yu am xam-xam mën a liggéey ci loolu tax maire dafa anticiper ci formation yooyu. lépp ñaari téeméer ak juróom fukki ndaw doon lu ñu tàggat ci lépp lu aju ci wàllu machinisme agricole wàllu mbay ak yeneeni xeet ba tax na tey ji yaakaar am ci gone yi lee RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sylla. jërëjëf Mouhamed fii ci Ndakaaru ndaje mu am sànq diggante sous-préfet Dakar Plateau ak mbokki association handicapé yi Ndakaaru lànk jóge ci siège bi nga xamante mooy seen ab dal ci wàllu génne gi maire bi préfet bi ngeen baal ma daje gi jëm ci wàllu rek fexe ba waxtaan am gindi ko am Pa Balla Gueye ci am ndaje bu xumb la kii di sous-préfet bu Dakar Plateau ak association yi nga xam ne ñoom ñoo nekk handicapé moteur commune bu Dakar daal di waxtaanee gannaaw seen yëngu-yëngal gi ñu amaloon ci fan yi ñu génn ci mbeddu Ndakaaru yi lee léegi problème bi c'est réglé Sénégal yëpp may moom service bi day mel léegi alors donc yooyu nag lay motu man bi fait sur clair ñoom nag ñu ragal lool ñu daal leen di génnee ci barab bi nga xamante ne foofee lañ nekk gannaaw ñàkk déggoo ci bailleur bi ak ñii di waa ville de Dakar Mamadou Koli mi nga xam ne moom mooy seen njiit nag muy xamle ne bu ñu leen génnee ci barab boobu dañu yàq liggéey yoo xamante ne liggéeyoon nañ ko ay at a ngi nii. la ñu doon ragal mooy ñu jëlee ñu fa catastrophiquement xam nga loi bi moom bu fekk xamuñu bailleur bi c'est la nekk mun naa mu dem saisir les tribunaux compétents bu ñu ko joxee dëgg benn jour la yi ànd ak UCI yi jël suñu bagage il sera trop tard
moo tax ñu teel a yuuxu waaw te wax dëgg yàlla suñu yuuxu bi am na solo. ci loolee sous-préfet bi di Djibi Diallo moom nag muy xamle ne dogu na ngir daal di taxaw fas yéene waxtaan ak ñëpp ñi nga xam ne ñooy mën a tax seen jafe-jafe googu daal di mën a saafarawu. loolu yaakaar naa bu amee war nañ mën a trouver une solution par rapport ak loolu moo tax bi ñu waxtaanee tey ñu poser problème bi ma ànd ak les techniciens DCCPRS bi ak sama adjoint ñu toog déglu situation bi ñu am ak bureau bi yëpp de 11 personnes ku nekk wax nga li nga xalaat ak problème bi ni mu tëddee ñun dinañ jël incha allah problème bi en charge seet ban réponse lañ mën a andi pour en tout cas seen nekkin fii ci biir Dakar gën a yéwén. kon ci gannaaw loolu dogu nga pour waxtaan ak kilifa yi ak lan mooy perspective bi jamono yi. carte d'égalité des chances bourse familiale bokk ci ponk yi nga xam ne moom la ñu waxtaanee ñoom ñëpp nag jamono ji ñu ngi xaarandi kilifa yi daal di àddu ñoom itam bu ko defee lépp li ñu bëgg daal di mën a antu. Pape Balla jërëjëf ñu dem ba Île du Saloum ak 9e édition mayeg deret ñeel waa génération Futur Média samedi ji nag waa ñoo jox ñu aye ci wàllu maye googe ñeel deret bi ci xibaar yi romb ak français gi sax dégg ngeen maire gox ba Ansoumana Sarr di woo askan wi bu ko defee samedi ñu génn ñoom ñëpp ci wàllu mayam deret googe ci solo gi ak li waral taxawaay gi waa génération Futur Média ëmb ay auditeurs rek soppee groupe Futur Média kenn ci ñoom soxna Awa Dramé ñu teewlu ko. bii mooy suñu 9e édition ñu koy def daan ko defee Dakar pourquoi pas bii pas ñu génn ak moom yóbbu ko feneen ma xalaatoon pour wax gars yi ñu yóbbu ko sama dëkk ñu nangul ma ko aussi moo tax ñu yóbbu ko foofu fas yéene ko fa defee ren ji képp koo xamante ne sa santé may na la pour nga ñëw maye deret parce que maye deret la ñuy wax mais du maye deret ndenkaane la ndax kenn ñaanu ko yàlla ëllëg mën nga ko soxla wala sa mbokk soxla ko donc war nga mën a ñëw def ko lu baax la te lu baax moom yaakaar naa kenn warul xaar bañ la ciy encouragé donc may woo population Niodior même waa Dionewar tamit bu ñu mënee déplacé wu ñëw maye deret ñu def ko ndax lu baax la te acte bu baax moom ku koy def rek war nga cee mën a def sa kéemtalaay kàttan pour yow tamit nga dugal ci sa loxo. samedi bi lay doon ca Niodior waa génération Futur Média Awa Dramé moo doon addu ci seen kàddu ñu leen di encouragé que jaajëfal ci taxawaay boobu am solo lool ñoom génération Futur Média ak njiit la Alaaji Diouf Modou Gueye Kër Massar ak toute l'équipe leneen ci xibaar mbokk yi ñeel wàllu jàmm ak dal ci Europe ci àddina waaye ci Afrique ci jamono yi ñu ci amalam ndaje nag ci France ci teewaay ak njiitalu réewum France waaye ki président réew France ay naatangoom yu bari ci Afrique daanaka gën caa gàtt juróomi président Afrique teew ca li yéeme mooy bi ñu ci amal fii ci Ndakaaru lu néew ci président africain ñoo koy teewee loolu nag la xel nanguwul moo waral it gëstup Amadou Sabax Ba. njiitu réew bu Mali Tchad Niger Libéria Cameroun ak bu Sierra Leone ñoom ñëpp ñi ngi ci ñaareelu édition bu forum bi ñu amal fële ca Paris jëmale ko ci wàllum paix ak sécurité daanaka Afrique yëpp teew nañ ci wooteek Emmanuel Macron bi waaye ki nga xam ne mooy Frédéric Ndéki xam-xamam màcc ci wàllum sécurité ne xamul lu waral lu ni mel. tendance bi am mooy dañuy faral di fulaal wootewu France que ñoom ñi seen biir sax bu nu wootee daa nekk ces pairs n'ont pas tendance à y répondre massivement. forum de Dakar bu daaw mu amoon ci chef d'état bariwuloon te boobu dafa coïncider France commencé woon organiser forum di dëkkam fa leen ci capitale am bari juróom-benneelu édition bu forum bu Dakaaru dina waxtaane lépp li nga xam ne moo jëm ci lii di multilatéralisme thème boobu nuroog loolu ak forum bu Paris bi nga xam ne ñoom tamit dañuy waxtaan ci lu nu mel ki nga xam ne xam-xamam dafa màcc ci mbir mi di xam ne loolee lu war la ndax seeni objectif daanaka ñoo bokk cause ak problème yi ñuy confronter yi ñuy jànkonteel tey fépp daa nekk benn la problème central bi mooy violence bi am Émile Ouedraogo xam-xamam màcc ci wàllum paix ak sécurité di xam ne forum bu Ndakaaru bi ñuy waaj a amal dafa war a def ay jéego yoo xam ne jëmale ko ci li nga xam ne mooy mission de paix. Quand on parle de sécurité collective. bu ñuy faral di wax kaaraange pour ñëpp dafa di kaaraange bi nga xamante ni ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ciy yëngu dañuy méngoo si seen i gis-gis ndax doxalin googu moo ñuy mën a permettre ñu régler jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum kaaraange. Une approche collective pour résoudre les problèmes de sécurité. forum bi nga xam ne moom lañ jagleel li nga xam ne mooy paix ak sécurité bu Ndakaaru ci ñu amaloon ko ci atum 2018 bii ñu génn ñi teewoon bokk na ci ministre bu France bu yor wàllum armée président Macky Sall waaye ñi nga xam ne ñëwuñu woon njiitu réew yu Afrique yi buñ ci génnee ki nga xam ne mooy président bu Gambie Adama Barrow moom teewoon na ci. RFM bitim réew. Georges ñu daal di ko tàmbaleeg ndaje mi nga xamante ni moo ñeel édition forum de Paris ci wàllug jàmm ubbi nañ ko démb. mu ngi amee boobee forum ca 19e arrondissement fas yéene jeex tey gii nii ñu fas yéene weccante xalaat jëmale ko ci wàllum jàmm nan lañ koy saxalee ci biir àdduna ay njiitu réew yu bëri ci àdduna di ko teewee lim bi xaw a toll sax ci fanweer gën caa bëri nag ay njiitu réewu Afrique ñii di njiitu réewu Mali Niger ak Tchad ñoom daal ci li ñu gën
gën yëkkati kaddu moo di li ñuy def ngir xeex terrorisme ci diwaan gi RFI xamal ñu ne ñoom fi ñu gën a sukkandiku sax moo di développement bi ak itam xeex li nga xamante ne ndóol ndax buñ ko deful terrorisme lañ gën a jàppee sax ni carburant loolu buñ ko xeexul moo di carburant wu terrorisme ñoom nag bëgg nañu itam ñu yokk leen ay jumtukaay ngir ñu gën a xeex terrorisme bi ci biir Sahel réew yooye bokk ci G5 Sahel ñoo yëkki yooyee kaddu Emmanuel Macron nag di njiitum réewu France àdduna ci wàllu woowee nee na dana gën a jàppale ñi nga xamante ne ñooy di réew yi nekkee ci Sahel. On a avancé sur la situation sécuritaire dans def nañ ay jéego yu bëri ci question yu soxal li nga xam ne mooy kaaraange ci réew yu bëri gis nañ pas-pas biñ ci àndal te loolee day dalal suñum xel ma am yaakaar ne ci diir bu gàtt rek dinañ amal ay waxtaan yoo xam ne dinañ ci jël ay dogal ci ay bés yu ñu jëm bokk na ci li nga xam ne mooy li ñu war ci force Barkhane gën a dëggal waaye tamit wane tamit suñu engagement maanaam pas-pas bi ñu ci àndal di fàttali rek suñu partenaires yi nga xam ne dañoo jëloon ay engagement te ñoom ñu ci bëri sax dañuy yéex a réagir maanaam joxe seen contribution ci lu ni mel ñu leen koy fàttali waaye sax balaa at bi jeex dinañu jot li nga xam ne mooy ay livraison militaire yoo xam ne dina am solo lool ci li nga xam ne mooy xeex lépp li nga xam ne mooy terrorisme suñu objectif bu njëkk rek mooy xeex lépp li nga xam ne mooy terrorisme ànd ceeg pas-pas bu am solo tey tamit amal nañ ay waxtaan yu am solo jëmale ko ci li nga xam ne mooy Kidal di rafetlu dogal bi nga xam ne président bu Mali jël na ko Ibrahima Boubacar Keïta gannaaw ba mu bëggee yónni ki nga xam ne mooy jëwrinam bu njëkk ci boobilee dëkk ndax foofu noonu drapeau bu Mali moo fa nekk administration bu Mali moo fay dogal. C'est son administration et son état qui là-bas doivent gouverner. fii ci Afrique George Uganda ak Rwanda diggante bi mu ngi sagara ngi xeeñ. Uganda dafa eggee ay ñaxtoom ñii di kilifa yu Rwanda BBC xamal ñu ne loolee gannaaw bi ñu fàtte ñaari trafiquant ñoom nag ay bal lañ leen di dóor ñu ne ay soldaaru Rwanda ñoo def lu ni mel ci wetug frontière ñaari réew ya autorité ougandaise yi jàpp ne ñaari citoyen yooyee nga xamante ne foofee lañ cosaanoo ca Uganda yoruñu woon benn ngànnaay waaye waa Rwanda ñoom li ñu jàpp moo di ñoom daal li ñu duppee contrebande la ñu doon def diggante ñaari réew yi nag jamono ji dafa xawoon ñagas weer yi ñu weesu ndax Rwanda dafa joxoñoon baaraamu tuuma ci Uganda ne dafa bëgg a yëngal réew ma jaarale ko ci ab force rebelle bi nga xamante ne ñu ngi ko taxawal fële ca République démocratique du Congo. Centrafrique moom Moscou la mu bëgg mooy ñu jëlee fa teggi li nga xamante ne mooy embargo bi ci wàllu jama. loolee xibaar bi nekk ci Jeune Afrique la Russie mi nga xamante ne moo fas yéene jiite ci atub 2020 li ñu duppee initiative internationale bi xeex lépp lu jëm ci wàllu jama de guerre Russie nag dafa bëgg embargo partiel boobee ñu teggi ko ci jama bu Centrafrique di réew mi nga xamante ne ñëpp dañoo jàpp ne waa Moscou fa la ñu bëgg a jaarale ngir doxal ak réewug Afrique vice ministre bu Russie jëm ci wàllug finance Alaaji Assane dénk ñi di waa agence RIA Novosti ne Moscou dafa bëgg a delluwaat ci li nga xamante ne moo di légalité wu jama bu Centrafrique ci atub 2013 nag ci fàttali la Centrafrique la ñu tere woon Centrafrique ngir mu jaay jama ci biti réew ñu mujjee ko suspendre ci processus bi nga xamante ne moom la ñu duppee processus bu Kimberley benn système bi nga xamante ne ci biir àdduna yëpp la li ko tax a jóg moo di tere jama yi nga xamante ne yenn saa day jural yenn réew yi guerre wala mbirum rébellion. Algérie moom atteb ñeent fukk ak ñaari doomu aadama yi fa tegoon loxo ndax drapeau berbère bi ñu yëkkati woon ci manifester contre régime ba. loolee moo am ñoom nag altine la ñu teg daan ñaar fukki nit ak ñaar teg leen daanu juróom-benni weerug kaso yi ñuy tëdd juróom-benn ya démb lañ leen teg daan njiitu réewu Ligue algérienne des droits de l'homme jàpp ne verdict yooyu daal dafa diis lool collectif bi nga xamante nag mooy xeexal ñooñu noonu moom xamle na ni seen i njaboot daañu yóbbuwaat mbir ma ca yoon ngir ñu attewaat ko ñu ngi leen tegoon loxo weeru juin ci manifestation yi nga xamante ne ñu ngi doon am foofu ca Alger jeexale kook Canada mi nga xamante ne foofee coow la daal la fa gën a fës donte sax sedd baa nga fay lëmbe ak itam ngelaw gi nga xamante ne nemmeeku nañ ko foofee la fa gën a fës moo di coow li tegu ci ndodug Donald Trump ba ñu bëgg koo jële sax ca bopp réew ma foofu ca Amérique ñu dem fekki ca Canada Mamadou Aïcha Ndiaye. lu wokk réewum Amérique war a mën a xosi dëkk bii di Canada ndax taarix bi ñu bokk
waaye it seen cosaan bi nga xam ne moo lëkkale ñaari réew yi. tey jii nag di gën a fës ci li nga xam ne kii gis nañ ko fii moo di sedd boo xam ne bii mucc ayib boole kook neige boo xam ne foo ko takk weesu na ko. waaye li nga xam ne kii mooy tasum xibaar yépp li leen yitteel mooy wax ci waxu Donald Trump ji nga xam ne kii mi ngi dugg nag ci tuuma goo xam ne kii boo moytulee dañuy tekki ndombok tànkam. ginnaaw juróom benn ay bés yi nga xam ne kii doon nañu l'enquête ak saytu lépp loo xam ne kii ay tuuma yu ñu teg ci ndoddam la ne dafa yëkkati woon téléphone am doon ruumandaat ay wax yoo xam ne wi président ukrainien moom la ko seqal te constitution Amérique di ko tere. tey nag la ñuy tàmbali déglu ñenn ñi nga xam ne kii ay témoin lañ ci biir partem am na ñoo xam ni nangu nañ tuuma jooju am ñeneen ñoo xam ni ñu ngi fesandi seen jàppale ak seen taxawaay bu takku temm ànd ak Donald Trump. li ñu mën a jàpp nag mooy ñaari fan a ngi nii fii ci réewum Canada sedd beeg neige bi sonal askan wi lool waaye tax na loolu day ñu tegandi ko pour jublu ci wax Donald Trump. ana fan la wanent di mujjee ki gëtëm ci coow li nga xam ne ki dox na ci diggante Donald Trump ak réewum Amérique boole ci réew mi nga xam ne ki mooy réewum Ukraine fan yi di ñëw du ñàkk ñu gën cee gis lu ñu gën a leer. ki doon jokkoo ak yéen fii ci réewum Canada di Mamadou Aïssa Ndiaye pour rajo Futurs Médias. jërëjëf Mamadou Aïssa Ndiaye El Hadj Assane foofu la ñuy yemale xibaaru bi ci réew. jokko njël Georges. RFM Sport. Cheikh Ahmed Tidiane éliminatoire CAN 2021 ci wàllu football Sénégal di dalal ngoon ci diwaanu Thiès équipe bu Congo. stade Lat Dior fa lañ koy dal di amal askan wi nga xam te ñoo dal di yeewoo foofu la ci diwaanu Thiès ñu ngay waajal googule jongante ko bu baax a baax ñu ci bëri nag ci ñoom daal ñu wutali li nga xam te daal moo di guichet yi ngir mën a jënd seen ticket ngir mën a dugg itam ci stade googule mën a seetaan Sadio Mané ak i njoñom waaye ña ci bëri ci ñoom nag dañoo gis ni prix ticket yi dafa daal di cher loolu Cheikh Anta Diop. stade Maniang Soumaré bu Thiès ñu ngi fi fekk ay élèves yi nekk ci collège ak lycée doon amal nag éducation physique et sportive match Sénégal Congo bi de ñu ci bëri di ko waxtaane. nit ñoo ngi di jënd billet rek nga ay mag lañu. ñoo jënd billet. da ngay par contre gudd dañoo ngi billet. voilà yow loolu est-ce que yéen ngeen match bi. yëg nañ ko moom. ci geneen wet gi buntu bu mag ba daanaka ñiy jaay ticket de ñu ngi koy waajal taxaw di xaar nag supporters yi jënd si waaye ñu ci bëri nee nañ ticket yi dafa cher. dafa cher kat dañ ko waxoon tamit dëgg la mais léegi su feeree ñoom dañoo bëgg nit ñi ñëw stade fees les gens dinañ ñëw pour découvrir Sadio Mané pour jéem a xool Sadio Mané mooy kan. dugub bi na jafe parce que xale yi duñu ñëw 3000 dafa bëri 3000 5000 kan maa ko jox xale yi waaye yow tamit man maa ngi nii su ma amul billet du ma dem. Thiès ñëpp ñu ngi seen ginnaaw doom bii di Habib Diallo ñu bëri sax nee nañ kii di Sadio Mané ak Habib Diallo moom moo leen yóbbu stade. dinaa dem moom. waaw moom maa ñàkk dem moom. waaw ndax ñu koy supporté. Sadio Habib Diallo waaw gën naa supporté moom. tout tànk yi jigéen yi ñu fekk la ñuy def éducation physique ñoom sax yëkkati nañu ay woy ngir waajal match bi. RFM Thiès. Cheikh Anta Diop Sénégal Congo mu mel ni ki kon bokk doole yamul ci xayma ndax gis nañu Sénégal bokk na ci équipe yi nga xam te ni jamono gi ñoom ñoo gën a xarañ fii nii ci Afrique ci wàllu classement FIFA bi sax ñoom ñoo daal di féete ci bopp raw gàddu gi doon itam vice champion d'Afrique wute Congo mi nga xamante ni daanaka seen football dañu koy mel ni li koy daal di defaraat si fàttali sax Coupe d'Afrique gi la weesu ci Égypte ñoom ñëwuñu woon Soda Thiam. gannaaw bu mu ñàkkee bokk ci CAN 2017 ak CAN 2019 Congo Brazzaville nag dina daal di dugg niki àllarba ji ci éliminatoire CAN 2021 ñoom ñoo ñu duppee les Diables Rouges nag seen bëgg-bëgg moom moo di daal di daan Sénégal mi nga xamante ni moo di vice champion ngir mën a amal ndoxtel gu rafet ci yile éliminatoire waaye nag ci gile jongante Congo dina ko amal sans kenn ci joueuram yu gën a xarañ di attaquant bi di Thierry Boufouma mi nga xamante ni dafa amee gaañu gannaaw loolu itam am na ci ñaari attaquant yoo xamante ni gisuñu leen sax ci sélection gi mu di Mavis Chibota ak Merveille Ndokit mu di ñaari joueur yoo xamante ni nag dañ leen a tegab daan ne dañoo bañoon a ñëw sol maillot Congo ci jongante xaritoo gi doon dox ci diggante Congo ak Thaïlande ci weeru sattumbar waaye nag gis nañ ni ci biir effectifu Congo Brazzaville gi war a jongante ak Sénégal dellu sikka Silver Ganvula naka noonu itam portier bi di Christophe Mafoubi ci fàttali gis nañ ni équipe bu Congo bi gannaaw ba mu jëlee mu doon guléet ba léegi Coupe d'Afrique des Nations ci atum 1972 ñaari yoon képp lañ ko daal di ràññeewaat mu di ci atum 1974 mi nga xamante ni ñeenteelu place ba la mujjee ak ci atum 1992 mi nga xamante ni demoon na ba ca quart de finale yi boobu ba léegi nag ñi ñuy dippee les Diables Rouges mën nañoo wax ni dañ leen daan sax fàtte ci gile compétition ba atum 2015 ci at woowee nag Congo dafa daal di indi geneen xar kanam jiitu ci poulam ba ñu demee ba ca quart de finale yi RD Congo moo ko daal di daan ñeenti bal ci ñaar boobu ba léegi nag gisuñu Congo Brazzaville daal di bokk ci phase finale
finale Coupe d'Afrique des Nations ci noonee nag niki tey ji ci ngoon seen diggante ka Sénégal les Diables Rouges fas yéene tàmbaliwaat xëccoo ngir mën a delluwaat ci phase finale Coupe d'Afrique des Nations. sore ca match googu incha allah tey ji ci ngoon ci bu 19h jotee di ngeen ko mën a déglu itam en direct ci rajo Futur Média bi ngeen jongante ñeel pour le Sénégal tey ji ci ngoon ci bu 16h jotee diggante Guinée Bissau ak ñi di waa Eswatini ñu daal di wax Alaaji Assane ci dogal gi nga xamante ni FIFA daal di na ko jël daal di suspendre à vie maanaam seen diiru dund yenn ci ay dirigeants yi nga xamante ni daal dañu def nag su dul noonu ci lu jëm ci wàllum lu ba lekk lu ni mel ñaar ña kenn ki nag moom ci Argentine la bawoo di Eduardo de Luca ak José Luis Messner ñoom ñaar ñëpp doonoon ancien secrétaire général bu instance sud-américaine bi ak itam kii di Manuel Burga doonoon ni jamono président fédération péruvienne bu football ñoom nag dañ jàpp ni daal ci lu jëm ci wàllum droit média ak marketing CONMEBOL ak confédération américaine bu nord ak centre du CONCACAF itam ci atum 2015 jàpp 2004 jàpp 2015 am na ay mbir yi nga xam te daal def nañ ko ci lu jëm ci wàllum luubal ñoom nag gannaaw ba ñu leen tegee daan googu nga xam te dootuñu yëngooti ci wàllu football seen giiru dund ci lu jëm ci wàllum koppar amaan bi nag toll na ci 912 000 euros ñu daal di ko jeexale ak Alaaji Assane lii di tour cyclisme bu Sénégal troisième étape bi daal nañ ko door tey ji ci bu 11h jotee ci diggante Fatick ak Nguéniène ci xayma daal toll na ci fukki kilomètre ak téeméeri kilomètre ak fukk ak ñaar yëf yi nag ni ki démb dañoo doon dallu waaye tey ji suboot nañ ci mbir mi ñàkkul ni si suñu yeneeni jotaayu xibaar bu yëf yi jàppande di ngeen dégg kii di Abdoulaye Diop nga xam te ne jamono gi nga topp ci googule caravane ñeel lii di troisième étape tour cyclisme bu Sénégal. ne koom-koom économie patriotique maanaam fexe ba li nga xamante ni mooy koom gi ak jënd ak njaay mi la ñu jiital ci bëgg sa réew ak njëriñam ci téléphone bi ak ñun El Hadji Alioune Diouf El Hadji Alioune Diouf moo nekkoon ancien directeur bu commerce intérieur professeur la ci wàllu économie internationale sëñ Diouf ñu ngi lay ziar bu baax. ñu ngi lay ziar sëñ bi. jërëjëf Diouf maître Massokhna Kane mooy président SOS consommateur maître Massokhna Kane ñu ngi lay ziar bu baax. El Hadji Assane ñu ngi lay ziar yow tam. jërëjëf Kane monsieur Diouf ñu ngi wax wàllu économie patriotique est-ce que foog nga ni gannaaw également woote bu ci njiitu réew mi def foog nga mbir mi jur dara. waaw mbir mi foog mu jur dara. ñu ngi koy sogo tàmbali. waaw ñu mën nañ la may yàgg na fee am. ok. Sénégal. depuis Senghor. oui xam nga soo ko seetloo 1960 ba 1980 dañu sénégalisation des hommes d'affaires. dégg nga li ñu doon def ci banque yeeg yu mel noonu kon. waaw yooyu. teñ laa jéggal sëñ Diouf ci kanam ñu ñëwaat fekk nga naan ndox ak yooyu waaw ñu ngi lay gërëm bu baax nga taaxirlu maître Massokhna laaj benn bi ci wàllu njariñ lu économie patriotique ba mën a jural Sénégal ndax it mënees na ko am yaakaar ñu doxale ko. waaw xam nga patriotisme économique loolu entreprise yi ak consommateurs yi ak état bi ñoom ñoo ci war a am taxawaay. mais lépp dafay fondé wu ci politique yoo xam ni état moom moo ko définir mais li ñu gis ci état Sénégal mooy depuis les assises de 2008 posé woon nañ problème boobu Mamadou Lamine Loum posé woon na problème boobu diggante bi dégg nañ ci ay capitaine d'industrie ñu mel ni Baydi Agne ñu mel ni ay Babacar Ngom mu Sedima ñoom ñëpp wax nañ ci mais bu ñu bëggee Sénégal émerger il faut que patriotisme économique boobu mu nekk réalité pour mu nekk réalité nag état bi moom moo war a définir politique yi nga xam ne moo mën a tax. comme ça li consommateurs yi war a kii. ci naka par exemple en quoi faisant. maanaam dafay protéger les entreprises locales. li nga xam ne mooy commande publique par exemple dañ koy jox ci li ci ëpp entreprise sénégalaise yi ñu favoriser leen ci loolu. muy commande publique. muy bâtiment travaux publics yooyu yëpp. loolu dañ ci war a gën a yaatal entreprise sénégalaise yi. pour ñoom ñu yore économie réew mi. parce que patriotisme économique dafay nekk ay politique yoo xam ne état moo koy définir. yoo xam day permettre ñu contrôler au niveau interne ñu contrôler économie bi. pour ñu contrôler ko nag il faut pas que ça soit des sociétés étrangères. yoo xam ñooy yore yëpp ñooy yore téléphone bi ñooy yore BTP ñooy yore lépp daal. même grande surface yi gis nga ni. kii entreprise française étrangère yi ñoom ñoo ko yore. sénégalais yi yore wuñ ko. donc là aussi c' est un problème boo xam ne état bi tant que réglé wu ko. mënuñu wax patriotisme économique. ok très bien ay wax mu doon rek mais du doon réalité. maître mu ñëwaat ak yow monsieur Diouf déglu nga maître Massokhna Kane dafa mel ni ak moo daal dafa am ci mbir yi bu nu bëggee économie patriotique boobu faaw aussi ñu xaw a nag libéré wu ci yenn yi nu tënk. waaw xam nga.
patriotisme économique maanaam du nationalisme économique. xam nga soo gisee réew yooyu di wax patriotisme économique njëkkul ñu nekk ci patriotisme économique loolu laa commencé woon di wax. léeg-léeg ñun dañuy xeeb li ñuy def suñu réew. buñ ko xeebee. ñàkk koo xam la kon fa ñuy jëm duñu ko xam. léegi dama bëgg toujours ñuy xool li ñuy def lan moo ci baax ñu téye ko. yokk ko ci sama gis-gis. soo ko seetloo am na fii secteur yoo xam ni Sénégal rek moo ciy yëngu am na secteur yoo xam ne xëy na am nañ ci problème soo xoolee depuis 2005 doo gis benn ganaar bu jóge bitim réew bu ñu importé te pourtant waxuñu patriotisme économique waxuñu dañoo fermer frontière mais dañoo seet am xel da nga koy utiliser ñun dañ ni maanaam dañoo profité ci feebar boobu amoon ci ginaar yi ñu ne ñun kat mënuñoo dékku loolu kon tere nañu bépp ginaar buy dugg ci réew mi waaye bañ ko defee c'est pour am champion national du sédiment rek waaye xëy na am na yeneen Sénégal yuy investir ci secteur bi war nañ cee mën a ñoom jàpp accumuler capital ba dugg ci beneen secteur defe naa ne loolu la sédiment def ndax mi ngi def fi mu ne farine dama ni am na yeneen yoo xam ne war nañ koo mën a def li ñu def ci soble bi bu ñu ko xeeb li ñu def ci tamaate bu ñu ko xeeb te it jàpp naa sax ne tamaate xaw nañoo dellu gannaaw waaye lañ ca defoon duñu ko xeeb ndax lépp lu baykat mës a bay Sokaas daana ko jënd kon dañ fexe léegi ba fa yëf yi toll woon 150,000 tonnes ñu fexe ba àggat foofu soo xoolee wàllu pomme de terre ñun ñoo fi njëkk a dugal semence pomme de terre boobu maa ngi nekk ak ministre Amadou Niang ministre du commerce ñu dugal semence pomme de terre pour ñuy bay pomme de terre ñu commencé tëj marché bi bu fekkee pomme de terre u Sénégal ñor na mais loolu mën nañ koo def ci ceeb bi waaye gis nga patriotisme économique xam nga mooy lan mooy ñun ñëpp réew mi ñoo war a ànd d'accord ci benn politique xam nga soo seetloo ceeb bi lu tax mënuñ cee sori parce que tyrannie homme politique yi dafa am lu ñu ragal nañoo yokk ceeb bi te ceeb bi mënuñ cee jéego bu am solo tant que yokkuñu ceeb bi jóge bitim réew ñun ñu ngi fay 10% de droit de douane xam nga Nigéria ñaata lay laaj ci ceebam ceeb buy dugg foofu 70% ngay fay de droit de douane 70%. am na réew yoo xam ne fii ci Afrique 30% la ñuy fay ñun ñu ngi ci 10%. waaw loolu boo ko defee ceeb bay jóge Chine. wala ceeb bay jóge day yomb. day yomb day bari fii. day yomb trop. day bari fii donc kiy bay ca vallée ba su paree day am différence de prix de 5 francs wala léegi sax moom mu gën a cher de 5 francs kon loolu du jar. donc dañoo war a nangu ñun ñëpp ñu d'accord ci ne war nañoo mën a yokk kon douane bi nga xam ne dañ koy dóor ci ceeb bi jóge bitim réew. pour mën a bay suñu ceeb. pour ëllëg ñu bañ a jéggaani benn yoon ceeb. am na solo donc patriotisme économique. li mu laaj mooy surtout loolu. patriotisme économique maanaam du ab slogan rek booy jël nii di sànni wala di wax patriotisme économique liñ ci gën a bëgg. mooy nit ñi nekk benn mu nekk une volonté mu nekk un intérêt collectif. collectif mooy waxuma intérêt général de collectif. mooy ñu xam ne lii mooy jëmale réew mi ëllëg kanam. bu ñu toogee dootuñu jéggaani pomme de terre dootuñu jéggaane yàpp. dootuñu jéggaani ceeb dootuñu jéggaani suukar loolu mooy tax ñun ñu avancé. bu boobaa ñu mën a dugg ci yeneen secteur noonu la Chine def. noonu la Corée du Sud def. noonu la ñeneen ñi def. ci gàttal daal li ma bëgg ñu xam. mooy maanaam réew mi yaafusul rek. tooguñu rek di xoolee. quand même am na jéego yu tegu. waaw am na jéego yu tegu. voilà très bien maintenant jéego yooyu nag. dañ ko war a yokk bu baax a baax. très bien maître Massokhna Kane lan nga xeeb yow ba gis ne jéego yu doy lan nga gis ne war nañ fa gën a mën a góorgóorlu ci wàllu yeneen secteurs yi. xam nga professeur Diouf maa ngi koy nuyu dafa wax ne. ñun ñëpp dañu war a d'accord ci patriotisme économique bi te dafay lalu ci benn politique mais politique boobu état moom moo koy définir. parce que affaire bu ñu waxee affaire ceeb beeg yooyu. 70% Nigéria de taxe puis 10% nangam mais yooyu état moo koy définir. mais mënuñu wax population bi ak entreprise yi. nañu d'accord ak état te état définirul politique teg ay règles. mais est-ce que noppi ngeen d'accord parce que consommateurs yi tam état mën a def loolu ñu génn ci mbedd mi. non consommateurs yi nañ leen jox produit yu baax yoo xam ni njëg bu baax la. loolu rek la ñuy kii. na nekk qualité na nekk prix boo xam ne prix bu baax la. loolu le consommateur yi di laaj. xam ne day am sécurité sanitaire des aliments ba pare prix baax ñun loolu la ñu soxla. loolu nag li koy indi politique bi nga xam ne moom la ñu war a lal pour mu mun a jur loolu pour que produits locaux yi di générer
yu mel noonu. loolu état moom moo ko war a définir. mais yi mu jot a junj. ñu ngi ci déjà ci pomme de terre bi ci soble bi. dama yaakaar ni monsieur Diouf. li muy wax nii te dafa am importance li muy wax. état bi déggul li muy wax moom. parce que moom mi ngi wax waxu professeur d'économie. mais dama yaakaar ni ba mu nekkee ministère du commerce xëy na doon na ci jëm. mais loolu antuwul parce que depuis 2008. ci assises nationales yi ñu ngi wax ci patriotisme économique. wax naa leen léegi ku mel ni Babacar Ngom bu Sedima ku mel ni Baydi Agne ak ñeneen. ay professeurs wax nañ ci ba tey dara. parce que état bi moom moo war a teg règle yi nga xam ne ci la ñëpp di sukkandiku pour lii mën a am. mais état bi tam est-ce que fexe ngeen xam lan moo ko tënk lan moo tënk état bi au-delà des lois commerciales est-ce que amul yeneen réalité yu tënk état aussi ndax état xam nga ni tam ni muy demee bokkut ak luy waxtaan ci mbedd. dafa am importance c'est dommage que amuñu temps pour débattre ci loolu. mais benn exemple bu ñuy joxe rek mooy la commande publique. la commande publique état bi bu fekkoon ni dafa bëgg dëggantaan patriotisme économique am. dañuy gën a yaatal li ñuy jox. entreprise sénégalaise yi. dooleel da ngay xeeb 15% defe naa 15% la wala. mais li ñu leen di jox amul solo. depuis des années et des années c'est la même chose. et puis doole lu ñu leen. joxuñu leen ay moyens jàppale wuñu leen bu leen banques yi di noot. parce que banques yi fi ñu toll ñu ngi noot entreprise yi. am na entreprise yu bari yu fi am difficulté yu rëy yoo xam ni banques yi ñoo leen ko teg parce que intérêt yi ñu leen di teg jaaduwul. justement est-ce que patriotisme boobu mun na am est-ce que patriotisme bi mun na prospérer avec autant de banques commerciales parce que on a peu de banques de développement. xam nga affaire banque man mënuma ci wax parce que man du ma spécialiste. banque du ma spécialiste économie. mais li ma wóor daal mooy les entreprises locales bu ñu bëggee patriotisme économique mën a dox. entreprise locales yi entreprise sénégalaise yi. foog ñu yokk li ñu leen di sédd ci commande publique bi ak BTP beeg yooyu yëpp. foog ñu bu ñu leen ko séddee ci amuñu ndiggalu dëgër ci wàllu finance tam du dem moo tax ma junj mbiri banque. voilà parce que banque de développement moo fi amul. fii banques yi fi am c'est des banques commerciales yoo xam da ngay am xaalis ñu ñëw proposer la ay services pour jàppale la. boo amul xaalis même boo amee le meilleur projet du monde duñ la jàppale faalewuñ la. voilà. ok donc loolu mooy problème bi. jërëjëf maître ñu jeexale ak sëñ Diouf rek rapidement ci li nga xamante ne mooy préoccupation maître Massokhna Kane professeur Diouf ci li nga xamante daal moom xeeb na ko dafa gis ne nguur gi moo war a def politique yu wér ci gàttal bu nu bëggee yëf yi njariñal Sénégal jiitu ja. waaw nguur gi moom moo war a jiital waaye dama wax ci njëlbéen ne tyrannie politique xam nga ak élection nguur gi aussi dañoo am peut-être ay préoccupations politiques. Ablaye Wade dégg nga ba mu daan wax kilo ceeb 60 francs c'est-à-dire que loolu moo leen tënk moo tax ma ni bu fekkoon ñun ñëpp ñoo d'accord jox doole nguur gi wala ñemeloo ko ne ko xoolal dañoo bëgg nga yokk douane bi ci ceeb bi pour ñun ñu mën a bay suñu ceeb. loolu laay wax rek loolu rek laay wax c'est-à-dire que maanaam mbir mi buñ ko jël rek sànni ko ci nguur gi comme ça. ñun tam nañu xool nan la ñu mën a def gis nga mbir mi. du entreprise yi rek. dëgg la entreprise itam dañoo faible donc patriotisme économique bu ñu koy wax. moo tax ma ne large concertation pour ñu xool tamit ak les acteurs économiques nan la ñuy def ba boole am na ñoo xam ne dañ nekk ci benn secteur mais bu ñu booloo nekk benn. entreprise bi dana gën a rëy. dana gën a mën a mais yan mesure forte nag moo war état nag wax dëgg yàlla nag loo ci mën di dégg it état bi bu xàllul yoon wi embouteillage rek. état non seulement état dafa war a xàll yoon bi. mais xam nga état da ngay admirable. maanaam na entreprise yëpp il faut que ñu wóolu état bi ba bu état bi ne investir leen côté bi danaa leen jàppale ñu topp ci ñu ñeme ci parce que nag état bi daf koy def dëgg la